ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yi ñuy suivre chaîne bii di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci ñaari kaawu jeune sénégalais benn bi concerné ku naan Sadio Ousmane Diédhiou yaakaar naa ni ñu bari ci yéen gis nañ ci réseaux sociaux yi ñuy partagé photom mais li gën a yokk tax ñu jagleel ko benn taxaw seetlu bi spécial mooy bi ñu mujjee woon partagé photo YouTube ñu bari dañ doon sàkku ñu leeral mbir yi nu mu demee parce que comprendre ñu situation am maanaam bari nañu ko mënoon dimbali mais dañuy gis photom rek te xamuñ lan moo ko dal exactement loolu sabab ñu def ci tey benn taxaw seetlu ci moom mooy kan fi mu tàmbalee doonoon yaakaaru famille juddoo ci milieu boo xamante nii jaayante dëgg la laaj ngir mën ci génn mu ñàkkante ko ba dugg fac médecine te durant bu muy nekk fac médecine yépp moom ak ay camaradam dañ daan def ay sorties ci ay village ngir dimbali ay doomi aadama ci seen wér-gu-yaram léegi dara desewu ko woon lu dul soutenir doctorat am feebar daal di koy daaneel jàngoro joo xamante nii mënuñ ko fajee Sénégal faaw ñu évacuer ko bitim réew loolu lépp daan ci ñëw maanaam melokaanu feebar bi ko dal ak li mu laaj ci wàllu moyen pour ku ne ci ñun mën ci waslu àq ci kii nga xamante nii mission am ci kaw suuf mooy sauver ay bakkan maanaam sauver Sadio Ousmane Diédhiou mooy sauver junni bakkan yoo xamante ni ëllëg amaana suñu borom ci loxoom lay jaarale ñooñu noonu ngir ñu mën a jotaat seen wér-gu-yaram. beneen cas bu ñu koy jeexalee mooy benn gonek taalibe boo xamante ni collectif Aar Daara dañ ko récupérer ngir mu yeggali njàngam muy cas boo xamante ni itam bëri na aussi amalgame ba ci ñun ba ñu partagé woon information bi bëri woon na aussi ay problème d'incompréhension ba tax na ñu ne nañ ci indi benn leeral bu gàtt ci anam gi ñu bëggee woon exploiter xale bii daal di formater xelam jaay ko ay rêve yoo xamante ni tollagul foofu parce que ñun sénégalais yi aussi il faut que ñu cohérent ak suñu bopp mënuñu xeex yenn jëf ci mel ni seen petit gàlle ci exploiter gi ñu exploiter ay xale yoo xamante ni dañoo war a dem jàngi ba pare di soutenir benn waay boo xamante ni tur lay wut bëgg ko nag wutee ci xale bii nga xamante ni ab innocent la xamul dara lim doon def ñun ñëpp jaar nañ ci muy toppandoor ay wuyu jàmbur loolu aussi dañ ci indi ay leeral. comme niñ ko jibalee ci njëlbéenu vidéo bi dañ koy tàmbale ak kaawu Sadio Ousmane Diédhiou mi nga xamante nii dafa soxla taxaw bu baax a baax mais pour que nit ñi gën a conscient gën a xam kaawam nu mu demee exactement dañuy expliquer d'abord trajectoire am maanaam ni ñu yegsee ci jàngoro ji nga xamante nii tëral na ko ci période bi mu nekkee woon mission bi ko suñu borom jagleel muy sauver bakkan. Sadio Ousmane Diédhiou mi ngi bàyyeekoo ci quartier yi gën a difficile ci Sénégal particulièrement banlieue bu Dakar muy Thiaroye Sam-Sam 1 mu juddoo ci famille bu néew doole mën nañu sax dogu ak jaayante moo tax mu yegsi fii ci wàllum njàng mais condition ak environnement yi mu juddoo màggee ko la plupart da ngay teel a bàyyi jàng ngir mën a am ci loo jàpp dimbali seen waa kër mais mu ñàkkante ko rek ne faaw ma tekki te ci njàng mii laa ko yaakaar ci noonu la jaaree ci école bu ñaan Tete Diédhiou daal di fay jógee dem CM Thiaroye 2 am fa BFM après ñu orienté ko lycée de Thiaroye fa la nekk ba am bac en 2011 am mention assez bien. gannaaw loolu mu dem Maroc ngir jàng fa la ñuy wooyee science de la matière physique mais un mois la fa def gis ni mission dëgg-dëgg ci kaw suuf mooy sauver bakkan ci la ñibbisee Sénégal intégré fac médecine fixé wu nag ñaari objectif benn bi mooy dimbali ay doomi aadama ci seen wér-gu-yaram ràññeeku ci domaine am ba bokk ci ñiy jëmale kanam wàllum paj biir Sénégal ñaareel bi mooy taxaw waa këram ci wàllum koom fonder famille am vie bu stable comme bépp ndawu Sénégal bu am ay rêve te mission boobu noonu xaarul ba génn fac médecine door ko tàmbali moom ak ay naataangoom étudiants yu nekk fac médecine dañu fondé woon benn association boo xamante nii nekkoon na ci sax vice président te li tax a jóg kuréel googu mooy di organiser ay consultation gratuite fépp ci Sénégal ngir permettre ñenn ci askan wi mën di fàggu ci seen wér-gu-yaram ba tey ci wàllu taxawu askanam yóbbu woon ko mu def stage ci benn dëkk bu naan Saraya moment boobu nag la ko feebar daaneel mën nañ ni kon ci mission la ko suñu borom tegee nattu et période boobu noonu mi ngi doon waajal soutenir doctorat am ngir mën a nekk officiellement docteur d'état en médecine réaliser rêve bi nga xamante nii amoon na ko depuis des années. ni ko feebar bi dikkee nag mooy gaaw a sonn maanaam même buy sol yéreem sax da ci jëlee coono gu métti mu dawal tuuti bakkanam yi tàmbalee xeli deret léegi nag ba ñu defee analyse yépp ci lañ nemmeeku ni dafa amee benn jàngoro buñ naan aplasie médullaire dañ leen di rek jox benn mandargay jàngoro jooju nga xamante ni moo ko dal xam nga yaramu doomi aadama day produire naturellement deret gu bees léegi feebar boobu noonu dal ko bu newee ci yaramu doomi aadama bi sa yaram dootul mën a produire ay cellules sanguines yi nga xamante nii ñooy permettre deret bi di mën di reproduire sa biir yaram loolu moo dal Sadio Ousmane Diédhiou ba tax na day dem régulièrement hôpital pour ñu koy may deret ngir mu mën a continuer di dund groupe sanguin A+ la kon képp koo xamante ni A+ nga ni moom wala A- wala O+ wala O-,
mën nga dem centre de transfusion sanguine ne damay may deret Sadio Ousmane Diédhiou parce que loolu moo ko mën a permettre mu continuer di dund le temps que ñu koy évacuer bitim réew ngir mu mën a faju léegi nag lan moo tax mu soxla ñu évacuer ko bitim réew parce que pour que feebar bi mën a wér définitivement ba dootul soxla ñu koy may deret régulièrement ngir mu continuer dund dafa war a def lu ñu naan greffe de moelle te malheureusement xeetu faj boobu noonu muy greffe de moelle Sénégal mënu koo def suñu hôpitaux yi amaguñ xarala boobu noonu donc il faut que ñu évacuer ko bitim réew ngir mu jotaat wér-gu-yaramam et pour loolu budget bi yëpp mi ngi toll ci 280 millions ci suñu koppar. ay naataangoom yu mu nekkaloon fac médecine ak étudiants Sénégal yëpp ñoo ngi sensibiliser fépp ci réseaux sociaux yi mais ba tey mbir yi avancé gul trop ndax moment bi ñuy def vidéo bii nii 58 millions ak lu teg la ñu dajale gum ñu ci profité aussi di ci jaajëfal ñëpp ñi nga xamante nii jot nañ ci dugal seen loxo mu bëri wala mu néew. mais li ñu gën a frappé mooy patt-pattaaralu suñu autorités yi nga xamante nii ñun ñaanuñu leen saraxuwuñu leen bu ñu jëlee ko ci mel ni Macky Sall dañ ko jox benn caisse noire boo xamante nii ay milliards la suñu xaalis yu ñu dajale ci impôt yeeg bor yi ñi lépp daal di ko koy jébbal ngir bu problème bu tembere amee loo xam ni kenn sóoraale wu ko woon ci budget bu Sénégal mu daal di jël ci caisse noire boobu noonu dimbali Sénégalais yi koy teewoo Sadio Ousmane Diédhiou bokk ci doomi réew yooyu nga xamante nii état moo ko war a jël en charge mais ba tey ñoo ngi koy seetaan parce que du célébrité du star mbooloo topp ci ginnaawam ba nga xam ne nii daañu leen mën a récupérer sur le plan politique parce que ñoom lépp lu ñuy def rek ñi ngi ciy xalaat récupération politique ay jeunes Thiaroye précisément Samsam 1 ñoo gàddu seen i leket ak seen i pot di wër ci marché yi parce que dem nañ ba gis ni internet kese doyul ngir xaalis bi yëpp mën a mat. sama gars yi nuyu naa ñëpp actuellement ñi ngi nekk nii pour collecter Sadio Ousmane Diédhiou def nañ 2 groupes am na groupe bu dugg côté Samsam bi ñun ñooy dugg côté Thiaroye bi ñu ngi toll fii ci testo donc ci marché bi lañ dugg xam nga ak koñ bi tëli bi pour mën a fexe nuñ koo dajalee donc ñuy ñaan rek yàlla lépp mat incha allah képp ku nekk si baal yi aussi mën nañ si ñëw jàll. waaw mi ngi tudd Sadio Ousmane Diédhiou day faj ay xale di jàppalante rek yàlla rek tax waaye am rek ñu def ko ci ndax bind nañ leen faala wu koy faj mi ngi toll ci 200 dañ leen di delloo njukkal ñoom ndaw koñam yi nga xamante nii lii rek lañ ko mënal ndax yoruñu ay millions yoo xamante nii mën na ko faj buñ ko yoroon dinañ ko taxaw ci sutura ba kenn du ci jot ndax aussi bu dul dara ab góor la bu amul lu ko gënal kenn du ko màjjaalal mais dañoo ñàkk pexe te lii moo fi sës. barke alxuraan waaye ñun am na lu jàmm nga si Kambaaw. Moussa Waa ñu am na lu banlieue bi. boobu day tere xaaruñu si état. xaaruñu si maire. ni su sóoraale état bi ñoo xam nga loolu. parce que état ñoom ils sont au courant boobu daa feebar. yëg nañ ko danaa tànkam lu. mais bul wax xaaruñu si non mais dama ne la population Sénégal la ñuy xaar Moussa Waa barke alxuraan yi moo tax ñun ñu ne comme que ay junniy doomu aadama ñu ñuy suivre chaîne bi ñu ngi ci 400 000 abonnés bientôt 500 000 mais bu ñu jëlee 400 000 abonnés kese ku ci ne bu joxee li nga xamante ni mooy challenge bi parce que challenge bi mooy sénégalais bu ci nekk joxe 500 francs téeméeri dërëm donc ñun suñu communauté bu 400 000 doomu aadama kese joxee ku ci nekk 500 francs téeméer 200 millions lay nekk kon dinañ atteindre 90% somme bi ko war a faj. pour loolu nag procédure yaa ngi nii mën ngeen utiliser code marchand bi nga xamante ni teg nañ ko fi ngir ñu bëgg a envoyer par Orange Money procédure bi mooy gën a simple mën ngeen aussi envoyer via Wave ci numéro yi leen affiché nii am ngeen aussi possibilité def virement bancaire ci compte am information yaa ngi nii mën ngeen aussi jaar ci plateforme en ligne ci mel ni Litchi lien baa ngi ci description vidéo bi wala cagnotte bi nga xamante ni benn ONG bu naan Sutura daf ko lancé boobu aussi lien bi mi ngi ci description vidéo bi. comme que suñu nguur nee nañ duñ ko faj parce que ñoom ci fayantoo la ñu nekk ndax gis nañ ni jeunes yu bëree bëri ci réew mi gëmatuñ leen léegi nag ñu ne nañ leen bàyyi ñu dee gis ngeen li ñu defoon ci immigration clandestine ba tey président jaalewu leen te moonte bi fi Macron di feebar lu naan dafa corona moom Macky Sall moo njëkk a bind benn tweet ne yéeyaay da koy masawu ci ay tàppale mais bu suñuy doom di dee bu suñuy doom nekk ci seen buntu àdduna benn feebar boo xamante ni mën na jël seen bakkan tëral leen dañ naan patt pataaral parce que dafa am benn haine bu ñu jàppal ndaw yi Sénégal yi ndax xam nañ ni gëmuñu leen kon ñun nañu jël suñuy responsabilité taxaw Sadio Ousmane Diédhiou parce que yaakaaru Sénégal la ñun Sénégal li ñu yor ci médecin rek doyul léegi buñ ci boolee nag bëgg a sacrifier ñi nga xamante ni ñoo war a nekk relève bi kañ la Sénégalais di mën a faju ci biir réewam comme ni mu waree kon taxaw Sadio Ousmane Diédhiou wareef la pour ñun ñëpp.
ñu ñëw ci kaaw jeune talibé bi nga xamante ni collectif Aar Daara daf ko récupérer ngir mu mën a continuer njàngam ci anam yi mu waree te mbir mi bari ay polémique léegi dañuy ñëw d'abord fan la mbir yi tàmbalee xale bi dafa nekkoon ci mbedd mi di yalwaan am ñu ko doon filmer muy toppaat ci woyu yenn rappeurs yi. donte ci benn côté dañ koy ñaawlu ndax ab xale boo xamante ni tàgguwaay way juram tàgguwoo ñu ko jege nga jël ko di ko filmer di ko dugal ci biir internet bi loolu ñàkk respecté loi ak àq ak yelleefu doomu aadama rawatina xale ci la bokk. mais ni mu doon toppandooree woy yi li tax choqué wuñu woon trop parce que ku nekk ci ñun bi ngay nekk tub tànk daan nga topp ci ay woy maîtriser parole yépp booy seet dafa normal parce que ay son la yoo xamante nii da nga koy déglu rajo wala sa daan ko télé tey mën nga ko suivre ci internet bi nga dem ba maîtriser parole yi loolu xale yépp dañ ci jaar. léegi li ñuy laaj mooy toppandoor ay son di ci teguwaat lan la joteeg talent bu ñu koy définir ci wàllu musique mooy nga mën a bind ay texte maîtriser lu ñu naan figure de style maanaam lan mooy rime lan mooy punchline luy anaphore luy name dropping boo ci noppee nga xam nan la ñuy tegee ci son ba doo génn gaam loolu la ñuy wooye talent ci wàllu musique rawatina rap. léegi est-ce que xale taalibe bii xam na loolu lépp li wér te wér mooy xamu ko tey boo ko bëggoon binduloo texte da nga koy sonal li mu mën mooy toppandoor son rappeur yi nga xamante nii ñoom la fekkee seen jamono te loolu xale yépp a koy def xale yi Sénégal boo mën di jël jamono jii mën na la wóyal plus de 10 sons yu bokkul di répéter paroles yi comme ni ko rappeurs yi di waxee mais taxul ñu nekk ay talent dañu déglu ay son di ko toppandoor loolu ça n'a rien à voir ak talent. léegi ñun ñan la ñu woowee oxlu seytaan mooy ñi bëgg a détourner xelu xale bi def ci bopp bi ne mun ngaa def carrière am nga talent te ñoom xam nañ ni booy bii mënul bind benn texte ci jàng la toll mais comme que ñi ngi partager vidéo am fépp ci internet bi ñu ne nañu langaamu ci image am pour siiw loolu la benn youtubeur def duñu sax tudd turam di ko may buzz parce que moom loolu lay wut en tout cas mooy youtubeur bi gën a nul ci Sénégal def na ay micro trottoir kenn seetaanu ko mu def ay chronique kenn dégluwu ko parce que amul pertinence il est très nul mu wëlbatiku ci comédie bi doxul léegi mu ne xaaral ma wutee tur xaaral ma wut buzz ci xale bii daal di koy dugal ci locaux Vibe rajo yi ñun xeetu jëmm yi la ñu woy oxlu seytaan mais pas yenn rappeurs yi nga xamante ni ñun dañ leen respecté ndax ñu ci bari ñi ngi relater li société bi di dund ci seeni son te saa yu askanu Sénégal wootee ci wàllum xeex ñoom la ñu njëkk a gis mais pas yenn doomu aadama yi nga xamante ni dañoo forcer seen bopp ci milieu hip hop bi milieu boo xamante ni dafa am culture dafa am ay valeurs yoo xamante ni da nga ko war a maîtriser d'abord balaa nga ciy sóobu parce que ñaata jeune talent ñoo nekk Sénégal te soxla ku leen invité ci ay plateau di bind ay textes yu am solo yoo xam ne dañuy yeete di relater jafe-jafe askan wi mais kenn xamu leen kenn promouvoir leen léegi nga bàyyi ñu ñëpp nga xamante ni ñoom rap lañu choisir dem ci ab tout tànk taalibe boo xamante nii boo jàngoon tuuti ba mu taree woon nga xam ni njàngam moo xagul nga bëgg ko exploiter ngir lan bëgg buzz. léegi yow sa tour rappeur lan la. utal tour rappeur. da ngay xalaat après ñu xalaat ñu utal la benn tour wala taalibe le rappeur taalibe. ma pro baana de. moo tax ñun ñu doon delloo njukkal waa Aar Daara ci li ñu récupérer xale bi. parce que bëggoon nañ koo jaay ay rêve yoo xamante nii xam nañ xelte ni xale bi amul talent pour bind ay texte wala tegu ci son na dem jàngi ci jàng la toll. dellu si waat fii tey seet si Imam Seydi nag ñi nga xamul mooy papaay xale bii ñu doon wane ci réseaux sociaux yi muy rap ñenn ñi di ko tuddee taalibe rappeur te ñi ko doon filmer defuñu ko woon ci coobare way juram dañu ko bett di ko filmer ci yëfu xale boobu nag. ñu bëri soxla woon ko pour génne ko ci alquran ji mu nekk dugal ko ci leneen waaye li way juram tànn mooy mu nekk ci alquran ñu waxtaan ak moom proposé ko pour mu jox ko Aar Daara ñu dugal ko ci internat yi ba nga xam ne ñoom dootuñu ci jot mu nangul nu ko alhamdulilah rabbil alamina ñu waxtaan ak oustaz Makhtar Sarr mu nangul ñu ne ñu mënta ko yóbbu ci daaraam mu nekk fa te dara duñu ci fekk. bi waa Aar Daara defee lii nag lu ne dégg nañ ko. loolu rek dafay firndeel fi Sénégal toll ci yàqu-yàqu maanaam ab xale bu ñu récupérer pour mu jàng dans les meilleures conditions am ñuy xas ñi def loolu am na ñu ne léegi na ñoom waa Aar Daara dem récupérer yeneen xale yi taxawaalu ci mbedd yi te xamuñ ni oustaz Matar Sarr bi nga xamante ni moo jël xale bi dugal ko ci daaraam moom oustaz Matar Sarr internat la yor parents yi fa yóbbu seeni doom dañuy fay mais daf ko récupérer ngir jaamu ci yàlla daara privé la yor ku fay dugg da ngay fay. parce que bu ñu formé aussi sëriñu daara yëpp ay walakaana lañ yoo xamante nii da ngay taxañ say doom rek daal di leen di sànni doo fay doo toppatoo loolu mi ngi commencé soppeeku
ñenn ci sëriñ daara yi léegi dañoo essayer di moderniser seeni daara ba benn xale du gàddu pot di yalwaan ci mbedd Ndakaaru yi état waroon leen accompagner copier modèle boobu noonu def ko dem tëgg benn programme de modernisation des daara boo xamante nii njàng alxuraan bu wér mënu fa am loolu defoon nañ ci benn vidéo spéciale ci danger bi nekk ci programme de modernisation des daara ay lobby ñoo ci def seen xaalis ngir yàq njàngale alxuraan biir Sénégal ba ci programme éducation sexuelle bii ñuy coow fan yëpp dañ ko bëgg a dugal ci daara moderne yi nga xamante nii état moo ko créé kon état ci boppam moo échoué ci garantir bépp doomi Sénégal jàng bu jaar yoon moo xam ca école ba wala ca daara ja ñenn ñi nag bëgg ko sippi collectif aar daara naan leen dem leen ngeen récupérer xale yi nekk ci mbedd yi dañuy wax loolu noonu xam nañ ni ñu bari ñu nekk ci mbedd yi di taxawaalu ñu ci bëree bëri dëkkuñ Sénégal ci yeneen réew la ñu jógee parce que dégg nañu Sénégal yalwaan dafee dox donc il faut que ñu sérieux benn moment te bàyyi di profiter ci occasion pour wut tur wala bëgg a sippi sa mère benn wala groupe doomi aadama yoo xamante nii neexuñ la kon dañu gërëm encore une fois collectif aar daara ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi koy mëne ndax bu leen neexoon ñu bari ci ñoom ne ay internat la ñu yor ñoo ngi jàngale dans les meilleures conditions di fayeeku suñu yoon newul ci yeneen sëriñu daara yi nga xamante nii amuñu moyen defar ay daara yu moderne suñu yoon newul ci état bi nga xamante nii ñoo ngi tëgg ay pexe ngir néewal doole diine ci biir réew mi kon ku leen gërëmul waroo leen xarab xale bu tollee ci jàng dañ ko war a yóbbu mu jàngi bu demee nag ba mature ba war a tànnal boppam yoon bi mu war a jël ñu encadré ko ba mu bañ jàdd yoon def loo xamante nii dëppoog naag éthique dëppoog naag déontologie ànd naag diine ànd naag yar kon jàngatu tey bi loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen dig daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf